mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV juróom-benn waxtu teg na ñeent fukki simili ak juróom bisimila leen ci xabaaru marax yi dañ koy tàmbalee ji nga xam ne kon dañoo amee woppi xol dañoo jaaxle ba noppi jommi teg ci ndax nee nañ kon fu nu fajo moo leen tëcc ba tax seen baat jëpp lu leen walu nag la ni daal di sàkku ndax nee nañu daal lépp loo xamante ne seen pàcc la dañ ko daal di dakkal ndax li nga xamante ne nii mooy intervention chirurgicale yi lépp kon lañu dakkal ci mim réew rax ci dolli kon ne jamono ji dañoo tumranke amuñu fu nu fajo ba tax kon seen baat jëpp na ci loolu lépp kon tax ba ki leen jiite di Serigne Modou Mbacké Ngom yëkkati na ci kaddu ñu teewlu ko ci micro Moustapha Gabar Diop. waaw xam nga les malades du cœur mën naa wax ne ñoom ñooy les oubliés chaque jour parce que ñi nga xam ne tey jii dañ daan liggéey ñu ci bëre bay dañ doon liggéey pour mën a jënd seen i garab chaque mois au moins di nga jënd garab 10 000 à 12 000 francs léegi garab boobu noonu mënutoo ko jënd parce que liggéeyatoo mais gisuma benn yoon état mu ji ma wax ni les malades yi nga xam ne tey jii nii dañu am problème mu cœur wala ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey jii nii mooy la couche la plus vulnérable moo ñu am problème mu cœur nan la ñuy mën a def ba dimbale leen pour ñu mën a am au moins sax seen i garab instant bi li ñuy jooy moom mooy chaque jour bu ñu xëyee dañuy bëgg jënd garab mais mënu jënd seen garab te malade du cœur bu toog benn fan wala ñaari fan toog naanu garabam moom mooy faat na même bu faatuwul sax dina sonn trop te instant bii di ñoom mënutuñu génn di ko wëri ji fenn parce que li xew moo tax ñoom ñooy couche bi gën a vulnérable tey jii kenn benn malade du cœur ñimeetul dem fi ñuy wax cardiologie li tax ñimeetu fa dem mooy parce que fa la ñuy faje ñi nga xam ne dañu nekk situation grave ñimeetuñ dem foofu au moins nag ñi ngi def seen i consultation à la cardiologie mais li nga xam ne mooy li gën a métti ñoom mooy ñi nga xam ne dañu la woon opérer cœur ñoom ñëpp dañu toog di xaar tant que corona bi jeexul duñu leen opérer aussi bien ñi nga xam ne tey jii nii garab yi ñu doon am mënutuñ ko gisat sax amul au Sénégal lu ci bëree bëri manqué na fi. Serigne Modou Mbacké Ngom moom moo jiite ñi amee woppi xol ay kàddoom ci micro Amago Robert Niang des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram gi ak ki ñu dénk programme national de lutte contre le paludisme docteur Doudou Sène tey ma nga woon fii ci makkanu ITV ngir rek indi leeral ci bés bi nga xam ne dañu màggalee xeex sibiru ci Sénégal waaye itam ci àdduna wërngal këpp Sénégal nag xam nga ne daf ci gannaaw waaye nag dafa tombeek woppi coronavirus ba tax ñoom nag la muy sàkk mooy lépp loo xamante ne ni sunu mën-mën la ak sunu kàttan ñu ko sóob ci woppi bii di Covid-19 ngir mu génn Sénégal lu ko mooy nag lépp loo xamante ne nii ay jafe-jafe di ay feebar dina laatikaaf ci réew mi te nag loolee bu amee musiba dëgg lay doon ñu teewlu coordinateur PNLP di docteur Doudou Sène ci micro Oumar Kane. bu ñu deful nànk dinañ daw coronavirus bi ba sibiru bi faagaagal lu bëree bëri parce que li ñu gis tey jii ci li muy faagaagal moom sibiru ci at yi ñu jege nii Sénégal amoon nañu plus de 300 et quelques mille cas de paludisme mais ci 300 et quelques mille cas yooyu am nañu ci 280 yu ci faatu loolu déjà dafa bari léegi buñ ci boolee bëgg a gérer lii nga xam ne mooy Covid-19 bi bu deful nank day am ay jafe-jafe yu bari. ba tax na occasion bi ñu am ci journée mondiale bi doon lancer message ci mobilisation bu ñu war a gën a def davantage ci xeex Covid bi ba mu jóge fi pour ñu mën a garantir quand même yeneen feebar yi nga xam ne ñi ngi ciy xeex te pareeguñ ci. yàlla dimbaluñ ci ba ñu am ci ndam message bi nga xam ne moom la communauté internationale bi joxe mooy zéro palud je m'engage zéro palud je m'engage boo ko déggee mooy kenn ku nekk war ngaa fexe ba paludisme bu mu jaar ci yow ba egg feneen fu mu war a egg mais mu tombe ci Covid-19 bi nga xam ne tey li xew ci yenn zones yi ñu gis ne par exemple am na ay population des structures de santé ay agents de santé ñu jël def leen un confinement loolu mooy wane ne feebar bi dañu war a teel a gëstu pour fexe arrêté ko parce que imaginez personnel de santé bi nga xam ne tey ñun bari la wuñ ci déjà ñu def leen en confinement tey ñi war a def accouchement yi duñ ko mën ñi war a xeex sibiru duñ ko mën ñi war a xeex tuberculose am na yeneen priorité yu bëree bëri yu fi nekk yoo xam ne donc il est important que ñu gagné bataille bii. docteur Doudou Sène ne nag li nga xam ne moom mooy coronavirus bi naam mu ngi ci réew bi nag waaye yeneen i jàngoro yu ci mel ni sibiru bi bu nu ko fàtte ndax xeex bi gën a tar ndax mu génn Sénégal ak lépp loo xamante ne gox la goxaan ci réew mi des ba tey ci jàngoro coronavirus bi tey nag ni ki tey def nañu tolluwaayu jàngoro bi lu toll nag ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas yu yees ñoo am dooleeku ci lim gi bokk na ci nag juróom-benn fukk ak ñett yoo xamante ni ay cas contact suivi la
ak juróom-benn yoo xamante ni cas communautaire la ñu ko fekk ca Colobane Niayes Thioker Mbao Parcelles Assainies Mbacké ak Nioro ku nekk ci ñoom am nga benn cas loolu lépp nag yokk ci juróom fukk ak ñeent yoo xamante ne ni wér nañu péng docteur Aloyse Waly Diouf moom moo nekk directeur cabinet bu ministère de la santé ak action sociale ñu tawlu yi kàddoom. ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom ñeent ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñetti cas contact juróom benn cas yoo xam ne ci transmission communautaire bi la ñu jóge benn ci Colobane benn ci Mbao benn ci Parcelles Assainies benn ci Niayes Thioker benn ci Mbacké ak benn ci Nioro ci malade yi ñu hospitalisé fukk ak ñeent wër nañu ci dinañu génn ci waxtu yi ci kanam ci suñu structure yi nga xam ne foofu la ñuy def malade yi nekk réanimation benn cas grave amul ci structure yooyu yeneen malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko bés bu njëkk bi Sénégal amee benn cas wàññi nañu juróom benn téeméer ak fukk ak ñeenti cas ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañu ci juróom-ñaar ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko ci dëkkam mu des ci suñu structure yi ñu leen di faj ñetti téeméer ak fanweeri malade yoo xam ne ñu ngi leen hospitalisé. taxawaayu ndaw réew mi ci xeex coronavirus de su ko natable ndax nag lu nekk la te ñëpp teg nañ seen gët ba tax kon ñi ñu dippee les 100 volontaires ñoom niki tey ñu ngi woon ci xàll ndakaaru wi ngir rek ñaax askan wi ci woppi coronavirus waaye ba noppi may leen di masque ci luñ dul fay dara loolu lépp nag niki tey lañ ko doon amalee ñu ànd ci reportage ak Cheikh Hassana Fall Bara Sow. nguur gi le warut a doon kenn képp koo xam ne moom mooy xeex ak coronavirus bi le lii de mooy li tax ba Junior ak Moustapha saa su ne di génn nekk ci mbedd mi di def seeni sensibilisation ba xeex bi duggee sunu réew ak léegi mu doon ab xeex boo xam ne gañeeguñ ko benn yoon na. mais le danger ñi ñëpp ñoo ko bokk parce que bu état nee guerre donc te guerre bii nii dafa engagé civil yi donc civil yi ñoo war a njëkk a jóg engagé wu parce que médecins yi ñu ngi def seen wàll état bi mu ngi def lu mu mën donc ñun civil yi ñoo war a jóg. bi premier cas bi ñëwee nag fekk ñun mettre nañ en place site internet boo xam ne danañ ci rassembler ay jeunes yi bëgg a sensibiliser yëpp daal di leen former daal di dugg ci terrain wu sensibilisation bi laata feebar bi di law ñun pare woon nañu ba mettre en place ay stratégie de sensibilisation moom lañ nekk di wéyal nii. ci jamono joo xam ne sol sa masque dafa doon lu obligatoire sooy dem ci jaba wala sax ci yeneen bërëb yi le ni ko arrêté bu ministre de l'intérieur diglee Junior moom ak i xaritam weer a ngi ba ñu nekkee ci séddale masque yooyee te ñoom sax ngir gën a mën a sàmm nit ñi dañoo dem wuti ji ay médecins yu leen xoolal ndax li ñuy defar baax na. ñun nag masque yi commencé nañ ko depuis 1 mois parce que xamoon nañ ni tôt ou tard ci masque par force la ñuy mujjee moo xew léegi donc biñ koy commencé dañ ko woon benn biologiste woon ko benn médecin mënuñu lii kat ñun ñiy liggéey ci hôpital yi mënuñu ko yor mënuñu ko utiliser mais malade bi bu ko takkee dana mën a tax feebar bi nu mu koy wàllee du gaawal du ko mën wàll kenn ñi koy takk tamit danañ mën a moytu bu baax ci feebar bi. ci la ñu xool ay normes wër ci YouTube bi xool français yi ñoom ak américains yi ne la ñu defaree seeni bos ñu daal di ciy sukkandiku. ay jëf yoo xam ne nit ñi ñoo ngi koy seetlu bu baax a baax te citoyens yi koo ci mënti laaj mu rafetlu seeni jëf fa. rafetlu nañ ko trop mbir mu am solo la wax dëgg yàlla parce que lii moom mbir mu rafet la. nguur gi yàlla dogal na mënuñu matale fépp. ngeen jël seeni doole ak seeni ñàkk di jàppale doomu aadama yi te yàlla rek tax loolu lu am solo la. nit ku ne. daa war a seet ci doomu aadama xam ne kii kat doomu aadama lu baax dong ko tax a jóg mu defal ko doomu aadama yi parce que fii mu nekk nii kat lu baax dong la ñuy seet ñoo ngi déglu nag ñoo ngi gis ku ci def lu baax ñu ànd ak yow ku ci def lu bon ñu di la ko xoole rek bu ëllëgee bu yëf yi jeexee ñu di la ko xoole. John Fitzgerald Kennedy da daan wax ne nit ki warul toog ti laaj lan la réewam war a def pour moom waaye dafa war a jug ti laajte moom lan la war a mën a def ngir réewam. Junior ak i xaritam ñoom ñi dajaloo ci biir mouvement 100 volontaires ngir xeex lii di coronavirus dañoo gën a jox sens waxu président américain bile
ndax ñoom wuutu gu ñuy wuutu nguur gi saa su ne ci biir quartier yi ngir def seen sensibilisation nekk na ab moyen bu am solo ngir mën a xeex Covid-19 bile. Cheikh Hassana Fall jërëjëf li nga xam ne kon mooy marché yi ca Bambilor dañ ko tëj ràpp daanaka sax mën na la suñoo jàpp ni marché amatu fa ba tax kon autorités yi maanaam kilifa yi kon jëli bi lay dogal la ñu jublu rek ci lii leen bi lay dogal mooy fexe ba jàngoro gi di wopp gi bañ a tasaaroo seen diwaan ba tax nag ñu daal di ko jël waaye nag nee nañu danañu jël nit yoo xamante ne nii ñoom la ñuy teg ci angle yi bu ko defee ko ñu mën a sàmmoon teg digle yi te lépp nag loo xamante ne kon loola laaj danañ ko def li lépp nag mesures yi bu ñu ko jëlee mooy fexe rek ba wopp gi kon bañ a sekki jéego jëm ci kanam nee nañ nag danañu def lépp loo xamante ni mën la ak seen kem kattan ba askan wi daal di ci tënku Babacar Seck reportage. mel ni marché yi ñu bëri ñu am ci liñ duppee cas communautaire ci la ñuy yëngu loolu tax ci Bambilor béréb yi ñuy jaayee yëpp maire bi tëj ko. pour ñu mën a tëj marché bi tëj ko raxas ko mbaar yi fi nekkoon ñu dindi ko. tëj nañu marché yi nekk ci gox yëpp léegi dañoo digal ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi ñu koy defar ci seen i kër su boobaa di leen xam ñi di dugg ak ñi di génn. table ku la fa fekk di nga ko identifié te di nga jël seen précaution balaa ñu koy dugg si. fu ko soriwul dara ci Sangalkam ministre bi ñu dénk gox-goxaan yi mu ngi woo maire yi ngir ñu waxtaan ak askan bi ngir cas communautaire yi dakk. il faut ñoom ñu gën a continuer di informer seen askan ci danger yi nga xam ne moo ci am bàyyi dajaloo bu bare bi bàyyi déplacement yu bare yi bàyyi li nga xamante ni mooy saafonte bi te di takk ay masque. bu weesoo tëjum marché yi képp kuy duggati ci commune bu Bambilor dinañu fexe nga sàmmoo ak matukaay yu ñu jël. donc dinañ jël leen ay ndaw te dina leen yóbbu ci bërëb yi nga xam ni foofu la ñu dugg ak di fa génnee Bambilor te képp ku si nekk bala nga fee dugg di nga raxasu ba pare sol masque bés ne tey noonu leen bëgg a doxali mbir mi. xool température am bala moo dugg biir commune Bambilor. daanaka lu ëpp ci marché yi nga xam ne ñu ngi ci département bu Tëngéej tëj nañu xanaa yenn ci ay commerçant yu nekk ci marché bu Tëngéej bañ a dem ba léegi fi nga xam ni foofu la leen toxal. Babacar Seck di ko gërëm lu ëpp nag $1 milliard ak xaaj ci ndongo dematuñu l'école dañ ko tëj xam ngeen ne rek loolee yemul rek ci Sénégal ndax ci àdduna wërngal këpp bi la mesure dafa daal di yaatu loolee tax ba UNESCO ak i partenaire am jël ay pexe yu yees ngir rek fexe donte ñoom ndongo yi dematuñu l'école mais nag ñu mën a wóyal li nga xam ne mooy seen njàng tax kon ba samp nañu ay xarala yu yees ngir rek fexe ba ndongo yi kon mën a si jàng bokk na ci tamit télé yi ak rajo yi lépp kon des ñu ca gannaaw ñu ànd ci leeral ki nga xam ne moom mooy Dimitri Sanga moom mooy directeur régional bu UNESCO yu teewli kàddoom ci micro Moustapha Gabar Diop. La solution digitale pour ceux qui ont un accès à Internet devient intéressante. Parce qu'elle nous permet d'avoir les mêmes cours qui passeront à la télé. yëg nañu jéego yi ministère de l'éducation nationale jël maanaam di jàngal yenn xale yi ñu nekk ci biir réew mi ñu jaarale ko ci internet bi loolu nekk na lu am solo ndax dina permettre xale bi mu mën a interagir ak professeur am waxtaan ak moom poser ko ay questions jàngalekat bi tamit saa su amee jot rek tontu ci laaj yooyee waaye faw ñu xam lenn fii ci Afrique ak Sénégal du ñëpp am accès ci internet du ñëpp am accès tamit ci télé wala rajo moo tax ñun dañoo rafetlu bu baax a baax xalaatu ministère de l'éducation nationale bi xam ne dafa jëm ci photocopier lépp loo xam ne cours la bu ñu waroon joxe ci biir classe yi ñu yóbbu ko ci gox-goxaan yu sore yi ndax loolu suñ ko defee dina tax ba année scolaire bi ñu mën koo sauver te xale bi fu mu mënti nekk mën a continuer te jàng nekkoon ci biir classe ba am na ay jéego yoo xam ne ñoo ngi koy def ñoo ngi waxtaan ak yenn fournisseur internet yi di waxtaan ak ay Microsoft ak ñi ci des ndax jàpp naa ne suñu liggéeyee bu baax mën nañu def ba njàng mi mën a wëy te résister ci Covid-19 bi la qui nous permettront de pouvoir atteindre le plus grand nombre d'élèves et d'apprenants. mu nekkoon directeur régional UNESCO ay kàddoom ci micro Moustapha Gabar Diop Dimitri Sanga lay wuyu gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn 19h45 xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba waaye laata loolu dama leen bàyyi Khalifa Diakhaté ci ndogu total salaamaaleykum Khalifa.